maam nee na xam jàng li ci téere yëpp baax na waaye xam li ci penc mi ma ko gën. wax la joo xamante ni foo ko dugal su la neexee nga dem ci économie su la neexee nga dem ci droit su la neexee nga dem ci philosophie su la neexee nga ñëw sax ci diine kooku xam-xam bu doy waar a doy waar la. parce que en réalité par exemple tey jii doo xoolee ñun bi ñuy jàng ba terminal ba université yaa nga jàng yëpp doo ko appliqué soo demee ba def sa formation wala génn foo mënti liggéeyee bu dee S1 nga génnee wala L1 wala L2 la nga jàngoon ci mathématique ak xaw ma lan ak lan ak lan doo ko appliqué de ndekete boobu dañ lay préparer rek pour le monde du travail c'est un autre monde mais fee duñ la fa waajalul def ci yow ay valeur def ci yow bu dee ab scientifique nga ñu def ci yow rigueur bu dee ab juriste nga ñu def ci yow rigueur juridique bu dee chercheur nga ñu def ci yow curiosité scientifique loolu la ñuy waajal ci yow moo tax la nga jàngoon li ci ëpp doo ko appliqué ci beneen monde la même tey jii soo demee ba université def sa doctorat ak yooyu la nga jàng ci këyit ya ak la ngay dund bu dee juriste nga bu dee sociologue nga du bokk terrain bi ak théorie bi bokkul dafa mel ni tamit téere yi en réalité téere yi c'est une porte d'entrée vers la vraie vie wax kay muy penc mi mooy société bi mooy li ñëpp bokk léegi nag moo tax nit ki du jàngee téere yëpp ba yëy ko ba toog yaakaar naa foofu la xam-xam tàmbalee xam-xam moo ngi tàmbalee ci bi nga amee doctorat bin ne la ingénieur nga bin ne la mokkal nga alquran lu rëy la mokkal alquran lu rëy la waaye gis nga bin ne la mokkal nga alquran en réalité ci nga soog a nekkee ndongo daara bi nga ñëwee ñu defal ñu ñëw ne mention très honorable avec xaw ma étonnement du jury xaw ma foofu noonu ci nga commencé nekk taalibe te wallaay doo demee dans le monde professionnel tu vas savoir que ndekete mosoo am benn xam-xam kon téere yi ay cote la ay junj la ay isharaat la léegi nag penc ma fa la ñuy xamee kan moo xam ak ki xamul kan moo dégg ak ki déggul kan moo mën a jariñu ak ki mënta jariñu parce que tey jii lu mel ni buy doo ko amee fii ba suba doo ko yoree doo jariñu soo wattul sax sa yaram day mujj di xasan waaye doo ko tojee nag ñi bëgg a def njambaan def ñi bëgg a def laax def wax kay loolu moom mooy xam-xam bi nga xamante ni daa nekk ci téere yi ak xam-xam bi nga xamante ni moo nekk ci penc ni dan ne xam-xam nekkul ci téere waaye xam-xam moo ngi ci dënn góor yàlla yi moo tax soo jàngee ba jeexal ba pare ci leen lay wone la kaay lii niveau la mooy niveau inférieur bu xam-xam léegi nag demal xam-xam bi nga pratiquer ko soo ko pratiquer nga dem ci beneen niveau bu gën a supérieur soo ko pratiquer nag am na résultat bu mu lay jural mooy leeru yàlla xam-xamu yàlla ubbeekuk yàlla moo tax yàlla wax ci alquran ne wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla mooy li ngeen jàng jëfe leen ko soo leen ko jëfee nag loolu dina am ay jeexital mooy résultat wu jëf ja kon jàng ci téere yi baax na waaye nag xam li ci penc mi ba nga mën a jëflanteeg ñëpp mën a jariñoonteeg ñëpp mën a échangeanteeg ñëpp mën a comprendrenteeg ñëpp loolu li koy def mooy pratique bu leer maam nee na nañu bàyyeeg yàlla li mu moom te nekk ci lu ñu war foofu day delluwaat ci dëggi tawxiid mooy l'unicité de Dieu waaw wéetal yàlla dañ koy dégg foofu bu baax soo demee ba dund tuuti ba yàlla def ci sa xol ngëm yàlla di nga mujj a découvrir ne ndekete yow tu peux avoir des projets des entreprises des xalaat des gis-gis des buts même des plans de carrière lu nekk mën nga ko projeter waaye après tu vas te rendre compte ne am na keneen kuy handle li anglais di wax handle ku yor yëf yi di ko dawal mooy mudabbirul umur mooy borom bi tabaraka wa taala ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk am nga sa àdduna noo ko xalaatee woon waaye soo xalaatee 10 ans ci ginnaaw di nga xam ni lu ci bëri changé na say même say objectif tey jii mën nga ne man lii laa bëgg a doon sax moom laa bëgg a liggéey tey jii tu te retrouves à l'opposé de ça te moom ngay def parce que sunu maam Alaaji Muhammad Ndieguène radiyallahu anhu dañ daan wax ne nit ku nekk xajub yàlla nga fam la jàll rek fa nga jëm donc mbir yi ki ko yor dëgg-dëgg te di ko dawal mooy yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax jàmm bi su bëggee noppalu qu'est-ce qu'il fait day def devoir am su paree nag li ci des mu teg ko ci loxo yàlla xam ni yàlla du juum yàlla buur la burul juum boo xamante ni il se trompe pas lu mu def noonu la même bu dee yow tey jii xikma mooy sagesse bi làqatu ci lim la jox wala lim la xañ parce que léeg-léeg nattu bi day nekk jox de pouvoir cër martaba xam-xam wilaya taar daraja ubbeeku nit ñi bëgg la bayre yooyu yëpp nattu la léeg-léeg tamit yàlla xañ la ko
teg la feebar teg la nattu teg la ay musiba teg la ay calamité teg la ay balaa mais loolu la ca laxasu moom yàlla moo ko xam li tax mu xañ la moo ko xam li tax mu jox la moo ko xam moo tax muy alxakim mooy ki nga xamante mooy le sage waaye gën na xóot le sage mooy ki nga xamante ni mbir mu nekk da koy teg ci place am bu nekkoon tey jii ab administrateur la wala ab leader la dañ naan dafa am tact mooy lu mu def rek même bu dee dañ koy critiquer nii suñ demee ba ci ñetti fan juróomi fan 1 mois 3 mois dañ ne il a pris la bonne décision loolu mooy tact nag ci ñun moom tact la ñuy wax mais bu dee ci yàlla loolu la ñuy wax xikma moo tax jaam bi li ko war mooy jébbal boppam yàlla jébbal xolam yàlla waaye yaram wi nag attention yaram wi nag góorgóorlu mooy defal ay effort yëngatul su ko defee nag lépp baax nga dund ci diggante iyyaka na'budu par le corps wa iyyaka nasta'in par le cœur maam nee na soxla su teew nelaw faju ko nañu liggéey yaakaar na dañuy wax ne le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt jóg teel a jóg waaw dafa am solo waaw yàlla bay sa tool nit da ngay am yitte da ngay am ambition da ngay am gis-gis bu sori lu sa xel xalaat sa bët tegu ca sa yaram war na la ko may am na benn nitu yàlla bu mag bu ñuy wax Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu daraan wax ne himmatul insani qaahiratun ala sa'iri lakwaani mu ne yitte doomu aadama volonté doomu aadama mu ëpp doole tout l'univers waaw ñoom ñee sax am na ñuy wax ne la foi peut déplacer des montagnes man leen nag waaye du foi yëpp de c'est la foi en Dieu moo mën a déplacer ay montagnes loolu li muy signifier mooy ku war a jóg di nelaw musiba day am te doo gisee ñun problème yi ñu am sax yëpp loolu la dañuy nelawloo dañuy perfuser par des distractions des caaxaan des wax yu amul solo des activités inutiles futiles des formations inutiles futiles parce que nit ñuy formé ak li sunu milieu professionnel ak demande professionnelle bi bokkul loolu c'est dangereux même ci formation diine bi y a un très grand gap bu am entre taxawaay bi ñu war a taxaw parce que jamono bu nekk ak ay réalité am nitu diine yi dañoo war a xam li xew war a informé wu war a xam enjeu yi war a xam terminologie ba tey ji le mot paix duñ la ko indilee nga war a xam ni signifiewul jàmm de loolu xam-xam la loolu teel a jóg la teel a gëstu la teel a jàng la teel a jàngi la bañ a am limite ci sa àdduna dem gëstu ji dem confronté yu ak gars yi mbëkkanteeg ñoom xëccoog ñoom diplôme yi booleeg li nga am booleeg sa yar ak sa teggin ak sa iman le mot paix gëstu leen li may wax am na ñu bëri tey jii on les a enrôlés ay nitu diine lañ pourquoi dañoo ñëw ne leen on parle de paix fekk ñoom ñiy woote paix le mot paix li muy signifié ci ñun muy salaam di jàmm di asalaamualeykum ñoom signifié loolu ci ñoom su ko defee ñu taxañ la dugal la ci loo xamante ni heure bu ñu ko découvrir yow nga am kersa say taalibe yi nga xamante ni ñoom xam nan li xew jàng xam terminologie xam seeni mots lu muy signifié ñooñu duñ ñëwee soo wattul dan lay weddi wala ñu ne sëriñ bi kat xanaa dafa xamul li xew loolu lu koy waral ñàkk teel a jóg am aajo war a jóg ba noppi toog te aajo bi ci ëpp solo ci doomu aadama mooy xam xàmmee ràññee yeewu éveillé wu xam ce qui se passe informé wu information bu wóor bu leer bu tegu ci xam-xam ay analyse yu dëgër yoo xamante ni du tegu ci parparloo wala ay gis-gis déedéet day tegu ci xam-xam ay fait ay paradigme yu wóor ay postulat yu wóor mu génn ay résultats yoo xamante ni day nekk lu wóor nga mën koo jël teg ko mbëkkanteeg jamono su ko defee kenn du la nax kon ñu nit suñu bëggee réussir daal di jël le train du développement il faut que ñu yeewu ñun moom teelu ñoo jóg waaye war nañoo yeewu nag ci nelaw yi suñu yeewu ñu seet ay yeetekat ñu yee ñu ñun ñëpp ñu jóg daal di jël nag le train du développement su ko defee incha allahu taala suñu àdduna baax suñu àllaaxira baax. ñun xamuñu li ñu yàlla defal pour nga xam ko waxuma da ngay dem bitim réew de mais da nga fay dem nga toog fa def fa 6 mois wala 1 an wala nga nekk fa daal ba jëflanteeg yeneen nationalité yi am na événement yu fi xewoon
man am na ay étrangers yu ma dëkkal dañoo jooy nii ne ma tout sauf le Sénégal na fépp tàkk ba mu des Sénégal jooy te man àgguma ca man j'étais triste waaye àgguma ca jooy waaye am na ay ñoo xam ne duñ sénégalais dañoo jooy ne ma sëñ bi Sénégal bu fa dara am ndax day xolu Afrique ci lépp nag muy politique diplomatie histoire AOF mooy ci spiritualité tey jii li tàkk ci Afrique yëpp yàlla defaluñu sutura boobu moo ngi balle fii ci Sénégal ay gars yu baax ay góor ñoo xamante ni dañoo teel a am ouverture am esprit panafricaniste depuis le XVIIe siècle Cheikh Oumar Fouti radiyallahu taala anhu xoolal góor googu moom rek laay joxe exemple su ko defee ñëpp mën nañu dugg ci moom ndax ñi ñëw tamit ñëpp tànkam lañ topp Cheikh Oumar il est du Fouta c'est un Sénégalais bon teint mais c'est le premier Africain de l'Afrique moom moo njëkk a pensé l'Afrique aux Africains moo ko njëkk a xalaat moo njëkk a posé les jalons de l'unité africaine les bases de l'unité africaine ci politique ci diine ci économie même ci wàllu militaire moo tax noonami ils avaient compris son projet moo tax ils l'ont combattu gaañ ko gaañ lépp lu bokk ci moom rey ay njabootam parce que ils avaient compris le projet qu'il avait parce que xam na ni dans la division on peut rien faire lan ci lan lañ mën a amee li ñu bëgg a am mais ci nekk benn parce que soo ko deful les grandes puissances ak ñeneen ñi dajaloo ils vont te phagocyter san lay détruire suñu la mënta détruire it te phagocyte wala ñu muucu sa essence muucu sa substrat muucu sa baatin ba carcasse ngay dese te daanaka ñun ci loolu musiba boobu la nekk li ma bëgg a wax foofu mooy mag ñi dañ ñu fee bàyyil un patrimoine boo xamante ni wallahi al azim richesse bi mu am il faut que nga génn Sénégal pour xam ko bu ñu toog fii rek naan mag ñaa ngi fi mag ñi ñoo ngi fi wér na waaye mag ñi dañ fi am nañu fi toogee ñoom feek ñoo ngi ànd ak ñoom ci seen i jikko seen i valeur seen i jàngale ok seen barke ànd ak ñun waaye suñ leen fi dëddoo nag topp suñu bopp topp yeneen i xalaat yeneen i gis-gis la xew fépp mooy xew fii on n'est pas à l'abri yàlla ñu yàlla boole sàmm jaahi nabi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam